WPAT Patterson. Are you being audited and do you owe the IRS $10,000 or more in back taxes? Is the IRS threatening to take more of your money? Don't fight the IRS alone. The Tax Doctor is here to help you negotiate a lower tax bill. The IRS can freeze your assets and seize your bank accounts, but you can stop these IRS actions. The Tax Doctor will fight for you using industry secrets that can stop any IRS actions, eliminate penalties and interest, and reduce your past tax bill so you pay the IRS less. If you owe $10,000 or more in back taxes, call the Tax Doctor now for a free IRS audit emergency review. 800-985-1610. 800-985-1610. 800-985-1610. That's 800-985-1610. Do you take Viagra? Are you tired of overpaying for your pills? What if you could get the exact same results for a fraction of the price? Guaranteed. Well, now you can with Sildenafil, the active ingredient in Viagra. With 20 milligram generic Sildenafil tablets, you get the exact same results of Viagra for less than $2 per pill. And again, the results are guaranteed. That's right, absolutely guaranteed results for a fraction of the cost of Viagra. So give your wallet a break and call us toll-free at 800-460-2558 to get your generic Sildenafil delivered discreetly to your door. And of course, while saving hundreds of dollars, you'll also be saving time by saying goodbye to those long, embarrassing pharmacy lines once and for all. Again, just call 800-460-2558 and get your generic Sildenafil with a 100% money-back guarantee. Getting your pills doesn't get any easier or cheaper than this. So call 800-460-2558 now. A non-attorney spokesperson paid for by Openjar. Attention! Hernia repair surgeries are one of the most common surgeries performed in the United States, with over 1 million procedures performed annually. However, a popular mesh product has been linked to severe complications. If you had a hernia mesh implanted and have experienced chronic pain, infection, adhesions, wound reopening, mesh migration, bowel obstruction, or need a replacement or revision surgery, then call the Hernia Mesh Helpline now at 800-685-1408. Our network of attorneys are ready to fight for you. Call 800-685-1408. 800-685-1408. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On behalf of the staff and management of Multicultural Radio Broadcasting, I'd like to wish the entire Muslim community in the tri-state area a happy, safe, and blessed Ramadan. Ramadan Mubarak wa Eid Kareem. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. dikkati fii tey nag ci rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence la rajo Gagub Ganaar tey jii ci dibéer ji fas yéene nag saafonte ak yéen seen mbokk seen xarit Ahmadou Amar toog fii ci studio bu Gagub Ganaar nag lépp nag wax dëgg yàlla lu xew di njàmbat comme ni ñu koy waxee maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp ak ñi may taseel ñëpp vraiment ñu rafetlu rajo Gagub Ganaar yéen ñëpp maa ngi leen di sant cant goo xam ne ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu muy yem bàyyiwuma kenn nag di ñaan suñu borom subhanahu wa taala weeru koor wi ñu nekk mu doon weeru xéewal te lépp luñ ci jaamu suñu borom subhanahu wa taala yàlla ñu ko nangul lépp loo xam ne ni ay gàllankoor la ci boppam wax dëgg yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci boppam yàlla ñu ko jéggal li may waxe nag toujours rek nañu xam ni ñun ñëpp benn lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ak fu ñu mën a féete rek nañu xam ni lépp nous avons un point de convergence boobu lan la muy suñu réew nga xam ne mënuñu ko xar émission bi nag tey ni ma programmé tey édition spéciale bi moo di sukkaru koor bi nga xam ni Idrissa Seck jox na ko umma islamique bi su ma nee umma islamique bi nag du waa Sénégal rek képp ku di jullit ci àddina bi rek wax dëgg yàlla jot nga sa wàll ci sukkar si nga xam ni Idrissa Seck moom la ñu jox donc dinaa ci ñëw dinaa teg li nga xam ni moom la wax ay français la wax te li tax mu wax aussi ay français waxul woon ak sénégalais yi parce que wax français bi ci boppam il s'adressait aux israéliens jaarale ko ci ambassadeur ba nga xam ne moo nekk Sénégal parce que dégg na ay français su ma jógee su ma noppee foofu donc ensuite mu jaar aussi ci européens yi xam naa ne président bi ñu nekkal fii aussi bég na lool ci wax ji xam naa ne jombul xam naa dana ko mën a recevoir pour neexal ko muy Trump ci boppam su ma fa jógee aussi génne wax li nga xam ne loolu la wax ak réaction yi nga xam ne ñoom ñoo ci suscité réaction yi nag bari boo xam ne nii nee naa leen Gagub Ganaar lépp xaju ci dinaa ci dugal li ma ci mën a dugal le débat est ouvert comme ça ci yeneen émission yi ci boppam dinaa ci dikkaat parce que wax na ci diine ji wax joo xam ne nii su doon ci journal la nekk du ma ko wax parce que dama naan waxu ko mais moo ubbi kàllaamaam di wax nit ñi di dégg ay français la doon wax te li mu wax lépp nag dinaa leen ko tojal benn par benn li muy wax ci suñu alxuraan ji dinaa leen ko wax li mu wax ci suñu yonent alayhi salaatu wasalaam dinaa leen ko wax li nga xam ne aussi wax na ko ci affaire Palestine ba ca xeex booba nga xam ne da ko minimiser ni affaire doomu bàyyi la rek lépp dinaa leen ko wax bien que le Sénégal liggéey na ci liggéey bu rafet lool le Sénégal a toujours défendu la cause palestinienne ngaangul yàbbi ci boppam ba ci li nga xam ne introduire nañ ko fii ba mu jàll au niveau des Nations Unies donc noonu la nu mu tuddati bi noonu la émission bi di demee tey li may commencer toujours mooy leetar bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala yónnee nañu ko mu di suñu référence muy leetar bi nga xam ne Idrissa Seck ci boppam am na loo xam ne nii wax na ko te suñu borom moo ni inaa nahnu nazalna zikra wa inaa lahu laafizoon virgule bi gën a tuuti wax bi gën a tuuti dara waruñu ko cee soppi moom nag jombul am na fu mu ko teg di tax mu def ko dinaa ci dikk nag ci lafu yaatu lool incha allah nañu xam ni wallahi al azim du mbirum politique sama xol tàng na lool billahi wallahi taalahi ak weeru koor gi jooy naa ko jooyu xol bi fa may ñëw ci nu mu tuddati bi ma ko njëkkee dégg sama baay bi ma jur wallahi azim su waxoon li Idrissa Seck wax barkeb alxuraanul karim dinaa ko ne bàyyi kaay nga yeeslu waat kaay nga jëlaat shahada ci boppam su fekkente ni defu ko ma génn ci moom parce que suñu borom daf ni ginnaaw bu ñu koy jaamoo ci boppam duñ ko boolee kenn nañu rafetal suñu diggante ak suñuy waajur waaye nag sous condition na nekk ci loo xam ne nii lu ma neex la su fekkente ne nag ak ku mu mën a doon wax nga lii Idrissa Seck wax wallahi azim dinaa la wax wala sax ma wax la lu ko raw donc fi may commencer rek mooy lettre bi nga xam ni suñu borom subhanahu wa taala moom la ñu yónnee jaarale ko nag ci suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam
mooy ki nga xam ni il a fait un parcours sans faute yonent biñ ko joxoon def na ko nam ko war a defee dara gàllankooru ci ñëpp kii il a le toupie di ñëw ni dafay am lu mu ci rectifier ma ni ko nag dinaa ci dikk ci biir développement bi parce que sama xol tàng na amul lu ma ko tee mën a teg donc su ma commencé ci lettre bi mu jox ki nga xam ne moom la ko war a jox toujours dama leen di wax ni suñu yonent ci boppam la mooy suñu référence step yi nga xam ni tegoon na ko step yooyu ci boppam moom la ñuy topp ba bañuy dee ba bañ koy wuy ji ci boppam di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu boole ñoom ci àjjana firdawsi yàlla mën na ko yàlla def yéen ñëpp ne leen amiin ndax suñu borom nangul ñu ñaan gi donc nee naa leen moo gën suñuy ndey moo gën suñuy baay moo ñu gënal aussi lépp lu ñu am te nee naa leen toujours damay répéter ni leen képp ku ko ni kocc danan la ni baw kon nag mënu cee ñàkk damay wax toujours woddu kàddu yi mais ak nu mu mën a doon Idrissa Seck il faut dire que ma ne ko baw tey ci émission bi ci boppam te du yam fii rek daal te bañu ma ci dara bañu ma ci ñu teg ma bal bañu ma ci ñu dóor ma paaka bañu ma ci ñu dóor ma yet bari ma ci ñu saaga ma bari ñu ci ñu xas ma lépp luñ ma mën a def jaral na ma ko c'est notre prophète qui a accompli de façon parfaite la mission divine qui lui a été confiée. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. Il est 21h17 à New York, 1h du matin en temps universel, 1h17 du matin en temps universel. C'est bien Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence que vous écoutez, et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur, Amadou Amar. Nous serons ensemble jusqu'à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne sur WPAT930am.com. Si vous avez envie de nous écouter, il suffit juste de composer au téléphone le 641 552 87 62. Ma principale mission à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité avec des critères d'exemplarité pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence, s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal émergent,
la voie de l'émergence vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays, agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent, bien sûr, sous le magistère du président Ousmane Noreyni Sonko. Radio Sénégal émergent, la voie de l'émergence, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, en clair, la différence émanant de son producteur Amadou Amar. Donc, voilà. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahu lazim, ñu ñëwaat kon ci waxukaay bi comme ni ma leen ko waxee dañuy commencer ci wax ju ñàkki teggin yi nga xam ni Idrissa Seck yëkkati na ko teg ko ci alxuraan su ne alxuraan teg ko ci suñu yonent Mohamed alayhi salaatu wassalaam parce que ci français la ko def parce que li tax mu def ko ci français mënoon na ko def pourtant ci wolof ñim doon waxanteel ay wolof lañu mais li tax mu def ko ci français c'est parce qu'il s'adressait directement aux Israéliens ñoom la doon waxal via cet ambassadeur bi nga xam ne moo nekk à Dakar ak les occidentaux kon bi muy ñëwee di waxaat di woote conférence presse ginnaaw bi pourquoi di ko français ci wolof la ko def parce que ba ñooñu bëgg ñu xam li nga xam ni loolu lay wax donc ma ñëw tegal leen ko comme ça après dinaa ko firi tout de suite inch'Allah. Les relations entre Israël et les Arabes sont nées d'une querelle de demi-frères. Il faut qu'ils le comprennent. C'est une querelle de demi-frères. Parce que c'est la noble juive Sarah qui, craignant avec l'âge que son mari Abraham n'ait pas de descendance conformément à la promesse du Tout-Puissant, lui a suggéré d'ensemencer Agar, qui était sa servante, pour avoir cette descendance. Et une fois que Abraham a ensemencé Agar et a eu Ismaël, Sarah a été jalouse et lui a demandé de chasser Agar de la maison. Ce que Abraham a fait puisqu'il était fou amoureux de Sarah, le prophète Abraham. Donc tous les prophètes sont descendus de la branche de Ishaq, c'est-à-dire de Isaac. Jusqu'à Jésus, c'est tous des juifs. Jésus était un rabbin juif. Ensuite, un beau jour, un arabe bédouin d'Arabie leur dit: je suis celui qui clôture la liste et je suis le patron de tous ceux qui m'ont précédé. Et ils ont tous préparé ma venue. Les gens ont pété un câble. Ils se disent, mais d'abord, comment est-ce qu'un prophète peut venir
des Arabes, alors que tous les prophètes sont juifs. Donc, cette querelle-là de Domou Baye doit être dépassée. Il faut que Israël, qui a quand même les Juifs de manière générale, qu'Allah a considéré comme un peuple élu. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Et d'ailleurs, le fait qu'ils aient échappé à toutes les agressions à travers les âges, à travers l'histoire, devrait les prédisposer à être vis-à-vis des Palestiniens et du reste du monde beaucoup plus miséricordieux, beaucoup plus humbles, beaucoup moins violents, puisque eux ont connu la violence qui s'est exercée contre eux. Ils ont vécu l'Holocauste, ils savent ce que subir une violence et une injustice signifie. Donc mon sentiment est qu'une grande initiative devrait être prise par le Sénégal pour réconcilier des demi-frères. Comme Khoulo Domou Baye Tchikeri, nous, notre culture nous prépare et nous prédispose à régler ces questions avec la polygamie. Il y a des demi-frères qui se battent pour l'héritage, pour ceci ou pour cela. Et à la place de Macky Sall, ne rappelez-vous pas l'ambassadeur du Sénégal en Israël? Oui, non, encore une fois, il ne faut pas des mesures extrêmes. Nous, Sénégal, nous sommes les présidents au niveau de l'ONU, de la commission en charge de cette question. Et nous sommes un peuple respecté par tout le monde. Bon, nous devons parler à tout le monde. Nous ne devons pas fermer la porte. Hein? Nous devons parler aux Arabes, nous devons parler aux Israéliens. Quand je suis allé récemment à la Mecque, j'ai été reçu par un des imams de la mosquée et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais Dieu dans le Coran ne parle pas de Makkah, hein? Il parle de Baka. Et Baka renvoie étymologiquement aux pleurs. Alors pourquoi est-ce qu'on penserait que le lieu de pèlerinage serait ici et pas à Jérusalem? Alors, il m'a dit haram, haram. Je lui ai dit, moi j'ai la preuve de l'endroit exact où c'est, mais j'en parlerai à vous deux réunis, Israël et Arabes. Donc mbokki auditeurs yi dégg ngeen ko li mu njëkk a tàmbalee moom Idrissa Seck ci boppam xeex bi nga xam ne moo am diggante Palestine ak Israël ci boppam maanaam suufal mbir mi woyofal mbir mi ni daal dafa mel ni mbiru doomi bàyyi yu demee noonu loo xam ne nii dañoo not palestiniens yi nangu seeni suuf jaay leen doole ci boppam grande puissance yu mel ni Amérique fii nga xam ne dañ leen di jàppale lu nekk lañ leen di defal moom mu wëlbatiku minimiser affaire bi noonu loolu du dara xamal ni kon dafa dalul ci karam wala nga xam ne dalul ci kër baayam kon lii ma bëgg a wax moo di Idrissa Seck ci boppam li muy wax war na koo seetaat ñaareel ba waroon naa rafetlu position bi nga xam ne Sénégal taxaw na ko toujours parce que Sénégal dafay toujours défendre la cause palestinienne président yi fi jaar yëpp kii fi nekk nag nga xam ne moom la fi yàlla teg muy le président Macky Sall waroon naa rafetlu liggéey bi nga xam ne loolu la ci def parce que Sénégal ñoo déposé ci boppam résolution bi ñoom ñoo ko introduire ba Israël xupp na réew yu bari yoo xam ne ni dañoo roccee ko bàyyi Sénégal ñun ñoo am fit fulla fayda fexe ba ñu wote loi bi ci boppam bi loolu amee Israël daal di rappeler seen ambassade ba nekkoon fa leen ni lépp lu ñu daan defal Sénégal danañ ko bàyyi ñu ni leen ndokk kon nag Idrissa Seck su fekkente ni lii may wax noonu la waroon na ko mën a rafetlu mettre ko à l'actif du président Macky Sall parce que ci nguuram la xew te moom moo ko fi def ak nu mu mën a doon rek waroon na koo rafetlu parce que le Sénégal a toujours défendu la cause palestinienne leneen li ci des suñu maam Ibrahima alayhi salaam wax na ci wax yoo xam ne nii woddul kàddu gi duma ci mën a delluwaat suñu yonente aussi alayhi salaatu wasalaam wax na ci wax yoo xam ne nii duma ci mën a delluwaat parce que bi muy ñëw nee na bañ na ko ba sax ba tuddul tur wi ab naar bu jóge fële rek ca ndànd foy ga duma ko num tuddati duma ci jàllaat daal nee na wax na ko ci alxuraan bi loolu lépp dégg ngeen ko nee na suñu borom bi muy wax tuddul Màkka la tudd te Bakka mooy firikat oustaz Idrissa Seck nee na loolu ay jooy lay firi te jooy ya ma nga fëre ca miiru lamentation ba nga xam ne moo nekk Israël waaw idée wax de kon nag luy ndeyu
luy ndeyu ñuy num tuddati def aj gi fii ci Màkka te pourquoi pas lu tax yóbbuwuñ ko Jérusalem dafa ngeen ni lii ab jullit dana ko wax nee na moom mi ngi ak secret bi te xam na fi mbir mi nekk oustaz idée wax ba tey de te nee na suñu toogee moom bu soobee yàlla dina ko num tuddati mais dinaa leen tegal aussi li nga xam ni moom la ñeneen ñi tontu ak li nga xam ni moom lañ ko wax nga xam ni Idrissa Seck day képp koo xam ne nii gëm nga yàlla gëm nga yonentam xam nga ni gëm nga alxuraan gëm nga yonent yi fi nekkoon mu wóoral yàlla ni ci boppam bis dana ñëw ñu gas ñu dugal ci suuf yi mu wóoral yàlla ni bis dana taxaw yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma izin lillah kii war nañ ko war a mën ginnaaw waaw dinaa ci dikkaat nag léegi donc ma continuer après dugal deuxième élément bi nga xam ni am na ko ci wax aussi wax joo xam ne nii ca dëgg-dëgg wax la joo xam ne nii wax ju rafet la ñi ngi num tuddati ñi ngi rafetlu wax ji je suis en train de rechercher l'élément parce que lu am solo la wax la joo xam ne nii wax ju rafet te képp koo xam ne nii wax dëgg yàlla yaa ngi wax Idrissa Seck lii nga xam ne moom la ko def di ko wax nga xam ni mu demaat tuubaat parce que li gën a metti moo di dafa dem ba ca Màkka nee na gis na fa benn nuñ koy waxee ci benn imam ba pare ci la ko laaj wax ji ni ko yàlla tuddul nu mu tuddati Màkka ci alxuraan ana luy ndeyu aj gi ñu di ko defi fii te kooku xamal ni kon weddi na li nga xam ne suñu yonent def na ko alayhi salaatu wasalaam parce que yonent alayhi salaam dem na mag est-ce que pourquoi demul Jérusalem aje foofa defu ko fan la aje Makka la aje te ñëpp dégg nañ serment bi nga xam ni serment tàggutoo la def na ko fa xanaa kon moom kon gëmul loolu ak nu mu mënoon a doon ak quelles que soient les relations avec les juifs su fekkente ni ab jullit la am na loo xam ne nii warul woon a génn ci làmmiñ wi te ñaaw na ci boppam rafetul tey rafetul ëllëg d'ailleurs Égypte ñaawlu nañ ko am na ñu nekkoon Médina ay naar tontu nañ ko te kooko day wax français xam naa élément bi beneen yoon dinaa ko teg bu soobee yàlla wax na ci wax joo xam ne nii doy na kéemaan lool wax dëgg yàlla ci Idrissa Seck xamal ni leen Sénégal day référence la woon boo xam ne nii ñëpp dañ doon roy ci Sénégal wax nañu mag ñu baax ñi nga xam ne moom ñoo fa tëdd ñu koy faral di wax toujours cité na leen benn par benn wax ci wax ju rafet lool daal vraiment wax ni mbirum Idrissa Seck mi ci boppam bett na ko dinaa ko teg nag mais xam naa du doon tey parce que élément bi du ci xaj tey bu soobee yàlla donc ni may def rek moo di dina am nag ñu ma mere dina am ñoo xam ne nii mere nañ ma mais yëgata li ma gëm a amal solo rek wax naa ko léegi nee naa leen donte sama ndey la donte sama baay la ak kum ci mën a doon nga def lii nga xam ne moom la Idrissa Seck def wallahi azim dinaa la wax loo xam ne nii lu raw li ma wax nu mu tuddati lu raw li ma wax Idrissa Seck dëgg la pouvoir day yàllaa koy joxe damaa defe ni xanaa kon xamul loolu xamul ni yàlla suñ borom subhanahu wa taala mooy joxe pouvoir moo koy xañe itam su fekkente ni yàlla tudd na ko dana ko yor su fekkente ni aussi yàlla tudd ko du ko yor bu soobee yàlla donc damay tekk samiil alim min ash-shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin bàyyi leen ko xel déglu li muy tontu wassalatu wassalaam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw ba ñu musloo ci seytaane ak ay pexeem ñoo ngi tudd màggu yàlla subhaanahu wa taala di toroxlu ci kanamam di ko sàbbal di ko sant di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli gu ëmbaale njabootam gu sell gi ak saxaabaam yu tedd yi ak taabiina yi ba ila yawmi diin te di ñaan yan nañu ci yàlla bokk boole amiin ya rabbal alamin ixwatal iman bokk jullit yi ak fu ñu mën nekk ci àdduna bi
rawatina jullitu Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu ëmb jàmm ëmb yërmande ëmb baraka di ñaan yàlla wesaare ko ci réew mi wesaare ko ci alamul islam bi yépp di déwénal ak ndokkeel ci weeru barke bi te di ñaanal ñépp ramadan mubarak yan nañu ko mottali ak sunu sago amin 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 te yàlla bindal ñu ci tuyaaba adduna ak alaxira amin ya rabbal alamin kàddu yi ñu yëkkati nag fii ci xadaratul ihsaan tabaarakallahu mi ngi jëm ci xew-xew boo xam ni am na ci réewu Sénégal mu di xew-xew boo xam ni ay kàddu la yu jóge ci benn doomu aadama bu nuy woowee Idrissa Seck mu mel na ko it nekkoon na ci réew mi takk fi ay ndombo tànk mu mel na ko it am na lu muy wut ci baatu réew mi kooku nag yëkkati ay kàddu yu jëm ci alquran jëmit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laal sunna Ibrahima alayhi salaam kon lal na pas-pasu jullit ñu bëgg indi ay leeral jëmale ko réew mi di ko mettitlu di ko naqarlu te di ko jooy yàlla sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis sallallahu alayhi wa sallam man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi fa dhalika ad'afu al-iman yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam su ngeen gisee mbir moo xam ni fa mu jëm baaxul ci ay wax ci ay jëf ci ay melokaan su ngeen mënee ngeen dindi ko ak seen loxo ngeen def ko su seen loxo lottee ci mën ko def na ngeen ko wax seen làmmiñ ngeen tudd ko su seen làmmiñ lottee ci mën ko def na ngeen ko wax ci seen xol ngeen jooy ko yàlla kon lii nga xam ne ay kàddu la te laal pas-pasu kullu jullit tabaarakallahu bàyyi nañu loxo yàlla mu jëfandiku ci wante nag sunu làmmiñ ak sunu xol danañu leen boole indi ci ay wax monsieur Idrissa Seck dañu lay ñaan kàddu yi nga xam ni génn ci sa làmmiñ te nga di woote doomu jullit nga dellu nga tuub ko yàlla bala muy gën a yéex dellul nga tuub sa boroom bala muy gën a yéex dellul nga tuub ko sa boroom bala muy gën a yéex ñaareel bi na nga fexe nga janook jullitu àdduna bi nga jéggalu kàddu yi nga xamante ni laal na seen pas-pas te nga dem nga jàngiwaat ay téere yàlla nee na ci alquran fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun su ngeen xamul na ngeen laaj ñi yàlla xamal ñu xamal leen miis nañ la ci nga doon doomu daara téye alquran ji di ci politique saa yu la intéressé mel naka alquran ji dafa am yoo ci gëm ak yoo ci weddi yàlla ci intéressé moom nga gëm moom ngay jël di ko jëfandikoo pour des intérêts politiques tigi yi si des nag nga jël ko di ko piétiner ca na mu la neexe tigi dama lay delloowaat ci ponku l'islam kuy soogaa dal bees moom lañu lay jàngal buniyal islaam ala xamsin yàlla ngi fondement l'islam ci juróomi principe fondamentaux bu njëkk bi lan la shahadatayni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ci des wa iqaami salaat taxawal julli bi ci des wa itaa zakat su lu yàlla joxe wërsëg te nga bën ko nga génne ci azaka bu ci topp
xam ni mooy laabal sa dund. bu ci topp. wa sawmi ramadan su weeru koor teroo nga woor ko soo amulee ngant. wa xajjil bayti liman istataa ilayhi sabilan ak nag dem aj ci néegu yàlla ba ci ku ko yàlla mënloo ci am ak ci wér gu yaram. ca Màkka. kon aj Màkka fi nga xamante ni sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa la aje. keneen ku toog 14 siècles plus tard sa téere matewu ko. waaw sa xam-xam matewu ko. dooj sa cër ci yàlla wane nga fi nga toll. kokk nga am sañ-sañu naan fii ñoo dem ci Kaaba ga do foofu ñu delluwaat la ci alquran. mbokk yi wax leen Idrissa Seck na dem ci suratu Al Imran aya 96 sama borom ne inna awwala baytin wuddi'a linnaasi lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fiihi ayatum bayyinatum maqaamu ibrahim wa man daxalahu kaana amina. yàlla nee na néeg bi mu jëkk samp ci kaw suuf tuddee ko néegam moo di bakkata. soo déggee bakkata mooy fa xurumu kaaba gi nekk foofay bakkata. makka nag mooy dëkk bi nga xamante ni fa la xurum bi nekk mais bakkata mooy xurum ba fa ñuy ajee ca biir kaaba ga loolu tudd bakkata. mu ni béréb bu yàlla barkeel la muy ommat jaam yi ci yoonu njub te yàlla nee na foofu dëxëñ naa fa i kéemaan yoo xamante ni bokk na ci maqaamu Ibrahim. fa Ibrahima alayhi salaam daan taxaw di tabax kaaba gi. yàlla ni ko sa coono ji naa jël sa tànk yi mandargaal ko ba ilaa yawmi din ku ñëw xam ni kii mooy tànk Ibrahima. parce que ni wa man daxalahu képp ku dugg ci xurum boobule. kaana aminan mucc nga texe nga. yàlla ñu fa yàlla yóbbu. su fekkente ni sa jàngu arab dafa des ma seetal la ci làkk bi nga xamante ni moom nga gën a miin ñu firil la ko ci la yàlla wax. en vérité le premier temple qui a été fondé à l'intention des hommes est bien celui de la Mecque, qui est à la fois une bénédiction et une bonne direction pour l'univers. Terre des sites sacrés, c'est aussi l'oratoire d'Abraham. Toute personne qui y pénètre est en toute sécurité, ici et à l'au-delà. kon kàddu yi nga yëkkati jël bakkata bëgg ko tabaarakallahu indi ci bakka ci ay rangooñ ci Jérusalem suffit ni fa ñu war a dem moo di Jérusalem njubte la tooñ la weddi yàlla la ak réere fondement wu l'islam ndax fondement wu l'islam si ku jàng al iman billahi wa bi rusulihi wa kutubihi da ngay gëm nekku yàlla gëm yonent yi yàlla ma sa yónni yépp alayhimu salaam gëm téere bu yàlla ma sa yónni te yonent yi alayhimu salaam gëm leen yàlla yónni bokk na ci gëm ni sallallahu alayhi wa sallam bakkata googule makka googule fa la defee ajam fa la santaane ñu di fa taxaw di fa aji kon tabarakallahu soo dundee ba tey jii bëgg indi li juri di jeexi jaaxa danañu la wax doom juum nga doom réer nga doom fattu nga Sénégal donc ñu ngi jégalu ci dog-dog boobu xam naa ni dana passé léegi pour quelques secondes la mais incha allah dana dellu si waat léegi ci kii bi dal na leen ndax réew moo xam ni tey au plan mondial référence la ci wàllu l'islam ndax boroom xam-xam yi fi yàlla génne Cheikh Umarul Futiyu Taal radiyallahu anhu Cheikh Ahmadou Bamba Seydi El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu maam bu ak maam yi fi nekkoon yépp di ay ulama yoo xam ne tey jii ils font figure de référence à travers le monde. absolument bu turu Sénégal donte population bi barewul am na tur ak notoriété ci àdduna bi. oui
kon tey sunu wëlbatikoo nongalu tuuti yëkkati baat yu mel nii kii dafay gàcceel Sénégal bu metti sax dafa bëgg delloo Sénégal gannaaw bu metti dafa bëgg wàcce Sénégal ci fa ko yàlla teg ca suuf la ñu bëgg a def ma jàpp ni ku mel nii jóg di wut réew mi kullu kuy sénégalais war na ci yeewu xam ni c'est un danger public c'est un danger public c'est un danger boo xamante ni ku mel nii képp ku sàggan ba fexe ba mu tegu sa kanamu réew fa mu la jëmee ndox amu fa dégg ngeen ko auditeur lii du kaddu politique wallahi lazim et je reviens sur mes propos nous sommes libres autonomes et indépendants faruñu ci benn parti mérité wuñu ak benn parti islam gannaaw parti yàlla subhanahu wa taala kon nag am nañu sañ-sañ joxal bi la sunu baaraam ni de monsieur Idrissa Seck vous avez fauté tooñ nga l'islam tooñ nga yàlla tooñ nga Sénégal tooñ nga jullit yi war nga delluwaat gannaaw nga tuub say bàkkaar te sénégalais yi yeewu ci ku mel nii ñu xam nan la ñu war defante ak moom wane nga ñàkk teggin ak xorma jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba di ko tuddee le bédouin la ilaha illa yooyu danga naan nit ki moom xanaa sax fa tabarakallahu egg nga ci maam Ibrahima alayhi salaam si ñàkke ko xorma digganteem ak soxnaam la ilaha illa allah te ñii la yàlla wax ni ñoom dañu am ismatu la ilaha illa allah immunité dañu am immunité yow nekkoon nga député nekk nga premier ministre immunité parlementaire am nañu kenn du leen laal ndem fii ci àdduna la am ñoo xamante ni kenn du leen laal mase ñi yàlla wax ni ñii bu ma leen kenn laalal kon nag soo yëgatee kàddu yu mel noonu jëmale ko si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëmale ko ci maam Ibrahima alayhi salaam jëmale ko ci ay baat ci alquran yoo comprendreul kuy jullit am na pour ni la attention mbokk yi kàddu yi laa bëggoon indi di ko tëje nag ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam sinfaani min ummati ida salahu salahu nnaas wa ida fasadu fasadu nnaas al ulamaau wal umaraau nee na ñaari ñii xeet yii ci sama xeet ñaari catégorie yi suñu baaxee nit ñi baax suñu bonee ñëpp bon ñu ni ko ñan lañu mu ni borom xam-xam yi ak njiit yi kon kuy wut réew mi te am position yu mel nii ci pas-pas doomu aadama yi war nañu bàyyi xel ci moom te moytu ko moytu bu metti ñaareel bi yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam inna axwafu ma axaafu min ummati munafiq alimul lisaan ne ñi ma gën tiit ci sama xeet sama gannaaw mooy borom xam-xam yi nga xam ne dañu boole nifaq mooy borom xam-xam jàng téere yàlla bi xam li yàlla wax wante nga rax jikko caay-caay goo xamante ni bëgg nga jël li yàlla wax nga këlbati ko ngir doxal leneen ak yeneen ak ñeneen loolu nag xamal ni nit ñi xàmme nañu ko wante luñ ko xàmme yàlla moo ñu ko gën a xàmme yal na yàlla xiir ci delloo gannaaw te nga jéggalu sa ay bakkaar ñun ñi nga xamante ni dégg nañu baat yu ñaaw yi ñoo ngi delluwaat di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla jéggal ci dégg ka yal na yàlla baal Sénégal yépp yal nañu yàlla xool butu yërmande yal nañu yàlla sàng ma daanu sutura wa ma zalika ala allah bi azizin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi dégg ngeen wax yooyu ci boppam nga xam ni kii politique taxu koy jóg buñ defe ni politique a tax muy wax lii muy wax non loin s'en faut dafay wax rek di nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom la wax ci alquran wax li nga xam ne suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom la wax ci boppam kon buñ defe ni rek lii c'est un service bu ñuy rendre Idrissa Seck pour que mu revenir à la raison jotewul ak doomu aadama yi jotewul ak muslim yi jotewul ak jullit yi problème bi moo di suñu borom subhanahu wa taala la joteel suñu yonent ci boppam la joteel ñu bokk ñun ñëpp na jullit yi mer bokk ci mer mi nag parce que ku wax loo xam ne nii amul ci alxuraan ji ci boppam wax loo xam ne nii suñu yonent alayhi salaam dem na aji ba pare mu ni du fii aji yi du fi Makka lañ ko war a defee pourquoi pas Jérusalem ab jullit war naa wax loolu képp ku ci jullit ñun tam danañ bokk danañ ci mer kon nag
suy jéggulu ci boppam moom Idrissa Seck du rek dafay dajale aw nit ni dafay def conférence de presse ni li may wax te weddiwu ko dane li ma wax weddiwu ko il a maintenu il a dit que li may wax su fekkente ne am nañu mo naqari nañu ma jéggal nangam ak nangam parce que dañoo déformer samay wax je ne pense pas que nit ñi déformer ay waxam su doon lu ñu bind ci journal la man na ni ka koy lire dafa déformer ay waxam mais mii dafa wax nit ñi di dégg xanaa waa Égypte mi nga xam ne dañuy réagir waa Arabie Saoudite yi nga xam ne ñu ngi réagir naar ba fa nekkoon di réagir xanaa dañuy politique wala yu demee noonu donc na xoolaat aw tooginam lii du joxe am réew te damay wax ni gannaaw ba nga xamee ni bombardement yi am nañ nga xam ni Israël bërki démb dong la bombardé ay jullit lu ëpp juróom benn fukk 60 personnes bombardé leen ay xale ay màggat ay jigéen ñëpp boole bombardé leen ñu ni deetawaay Trump mi nekk fii daal di toxal ambassade ba nga xam ne moom moo nekkoon fële ca Tel Aviv yóbbu ko ca Jérusalem ñu ni deetawaay cerse bi ñetteel bi kan la muy Idrissa Seck bàyyi ba ci suñu weeru koor gi nga xam ne mooy weeru ngëneel ci boppam mu sànni ñu suukarus koor ni lii mooy seen suukarus koor jàpp naa ni rek képp koo xam ne nii gëm nga yàlla képp koo xam ni gëm nga yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam xam nga ni bis penc dana ñëw yow ma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma isin lillah da nga won ginnaaw Idrissa Seck da nga wax ci kàddu yi ci boppam donc li may commencer daal di ni caw daal di dem ci xellu 116 wi ci boppam su ma demee ci xellu 116 wi kon moom fan laay dem daal di commencer Adja Khady Food Distributor su ma demee ci Adja Khady Food Distributor ci weeru koor ci boppam la ñu nekk commencé leen xanaa bala ngaa lekk da ngay dogu ci bare mburu maa nga fa ñu dugal ci lu tàng lool damaa defoon frigidaire mais du frigidaire ambalo yaa nga def ci suuf jël leen ambalo yu bare parce que weeru koor la da ngeen a soxla énergie du leen ba mu fees dell kaaru ngoon bi ngeen di laajte moom lañ leen di defaral dugal ci enveloppe bi du ngeen ko yóbbu poste office bi su ngeen noppee dem fa ndawal ya nekk ñoom ñëpp nga fa ngeen fasante ak ndawal yi kóllëre ganaar yeeg xar yeeg bëy yeeg mbaa num tuddati mouton yi xar yi ak nag yi ni ngeen fexe ba num tuddati fasante ak ñooñu kóllëre lenn daal dama leen koy wax xar mu jaasir ngir yàlla xar mu jaasir ci boppam su fekkente ne am na lillahi wa rasulihi ñi woote duma leen mën a jël parce que sama publicité man direct laa koy def yoruma CD bu may def ça vient ça passe comme une lettre à la poste donc xarmu jaasir bi mun maa def publicité bi ba pare di leen ko kii 646 578 0678 su ngeen ma wooyee ci boppam kat bu soobee yàlla ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala dinaa ko jënd lu ngeen ma ko jaayee yóbbu ko ci sama kër rek ja nekk 111 soxnaam sa mën a togg mën a wàjjil ma ko toggal ñu ko di ko ñaanal mu am restaurant bu màgg ci dëkk bi fii am na nag lu xew dañ fépp fu ñu dëkk moo xam dañoo dëkk moo xam dañoo am business dama le am lu ma leen di wax duma magum gisoon naa ko magum xamoon naa ko la fépp fu ñu dëkk benn mbóot yi danañ fa ñëw waxuma la mbóot yi ci boppam rek fel mën nañ faa am waxuma la loolu rek ci boppam jinax yi mën nañ faa am waxuma la loolu rek kañe yi mën nañ faa am lépp luy raan ci suuf rek mën nañ faa am wax dëgg yàlla borom ku dudd làkk te am na lu ñuy wax Touba Salaam ci boppam extermination services nga xam ne suñu mbokk suñu xarit Khalifa moom moo ko yor Khalifa nag yorul rek ni mu koy fajee du ñëw rek jox leen pour di leen nu mu tuddati suy bale déedéet du doon suy bale de c'est un professionnel boo xam ne nii dafa jàng mbir bi ci boppam réew mi jox ko ay lijaasa am na ay lijaasa yoo xam ne nii wax dëgg yàlla roy du nuroog pire te lépp loo xam ne nii nekkoo sëriñam kat dooma doy ko nu mu tuddatim kat taalibeem doo mën a nekk sëriñam ngir yàlla maa ngi leen di xelal ci boppam lépp loo xam ne nii moo xam seen business ngeen yor restaurant yeeg store yeeg moom xam na ma koy defee ak ci kër yi woo leen Khalifa xam ngeen ko suñu mbokkum sénégalais la 646 309 0198 646 309 01 98 il est disponible 7 jours sur 7 24 hours woo leen ko ci numéro bi rek 646 309 01 98 su ngeen ko joxee nag koo xam ne nii mu leen di puudaral suyu bale ba pare fexe ba puudar bi am ay problème su boobaa day lu ci xew itam du ngeen ko kii kon nag fexe leen Touba Salam Extermination Services Khalifa ma ngi fay def liggéey bu rafet lool ma daal di dugg Afrique PC ci boppam man dooyee fa nekk nga xam ne téléphone bu baax njëkk ko bëgg aywa téléphone ma jaay computer ma jaay li ma jaaxal nag
xam ak waxaguñ ma ko da ngay tëdd fii jàkkaarloog sa waa kër ya nekk Sénégal am na kuy fëgg ca buntu ba de yaa ngi jàkkaarloog moom te kat Mandooy nee na moom moo lay defal système boo xam ne nii danga naan nuuj bouton bi buntu bi daal di ne kàccet daal di ubbeeku li may wax su ngeen amee ngir yàlla lu ngeen ciy sikki sàkka 917 334 60 90 su ngeen ko wooyee bu soobee yàlla dana leen ko wala ngeen sol seenu daal su ngeen sawaree dama ci xàllu 116 bi mi ngi bokk ci soppee Cheikhul Khadim Serigne Moustapha Amar borom montre yor affaire yi góor a jigéen montar du pour xoor heure montar dénkoon dégg nga maam takk ko ci sa loxo càmmooñ di dox nag di tàllal loxo bi muy génn nga nekk nag ab saasu man ma daal di wëlbati ko nag wax leen meilleur restaurant muy Pikine African restaurant ci boppam seet nañ te service ñoom ñoo ko fi gën wax dëgg yàlla dugg naa ci biir lekk yaa nga fa lu ngeen tudd lu ngeen sant ñu ne ma Saf Bay Sapara may leen Saf Bay Sapara bu leen ma fonto du sant ñu ne ma kay tonton Saf Bay Sapara la dañu sant parce que ci toggin wi la ma xattar bi ko nag frigidaire baa nga fees del ki juus ma ne waaw juus yi lii ça c'est bien fait parce que gan ñaa ngi fi ngeen leen di bëgg a rey ak coow ñu ni déedéet tonton bul gaawtu mag du gaawtu tonton dañoo defar ba ñu neex ñu saf sàpp moo tax ñu denc ñu fii ci frigidaire bi di leen fi xaar léegi nag ñu ngi ci xàllu 116 bi numéro téléphone bi 646 922 70 15 646 922 7015 bu leen fàtte nag sama rajo bi ci boppam de référence Pikine Afrique Pikine Diaspora rajo nga xam ne su ma siiwee ñoo ma siiwal bitim réew d'ailleurs tey duggoon naa fa mooy débat bu am solo lool xew di ñàmbat ñuy wax ci affaire Idrissa Seck yi nga xam ni mbir mi mu def mu débat bu am solo lool may remercier di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi ci woon ñi ngi nekkoon ci panel bi yëpp dénkoom dégg nga maam pare wu nag ma daal di ni caaw ci xaalu 116 bi man daal maa ngi dégg réel ma ni di moom mbaa jàmm la naa fi dugg nag parce que kii wax dëgg yàlla xam naa ni sama mbokk la muy kër kumba man daal damaa dugg ci biir la ilaha illallah maa ngi fekk ña ngay xaqataay client yaa ngay xaqataay bay tappantees te kat seen gémmiñ yaa ngi niin bat xaqataay ba yëkkati tànk loolu de moo tax ma xam ni jàmm la te xet ñi naan waaw su ma fi ñëwee di fi ndogu si xamal ni cebbee tax ñii ni su ma fi ñëwee di fi ndogu si xamal ni maafe bee tax ñii suñu téere loolu la wax ñii xool leen dibi ji suñ wooree ba ngoon moo ñuy jox énergie te kat li ñuy wax lépp soxna wa gumbale moom ma ngay liggéey bu rafet ma ngay fomp ma ngay ranger ma ngay defar li ma jaaxal nag waxaguñ ma ko kër kumba gii ci boppam képp koo xam ne nii dugg nga fi ba ci man mii kat ci sama bopp laay tàmbalee bay ci sama weewu tànk lekk ba suur këll naan ca attaaye je wala ma jël ca café ga yóbbu su may génn maa ngi tàqanti ko ak ku mën a doon nag lii may wax su ngeen amee lu ngeen ci sikki sàkka dem leen essayer 212 866 39 00 bu leen fàtte wér gi yaram ku ko amoo dara ci boppam African Services Committee wax dëgg yàlla dem leen ñu seetal leen hépatite day feebar boo xam ne nii feebar bu jama la su ngeen demee dana leen seet su fekkee feebar banque yi yéen dana leen yóbbu hôpital ñu faj leen ci sutura du ngeen ci fay dara su fekkente ne nag feebar bi nekkul ci yéen dana leen ñàkk ñu dem suñu mag suñu frère ma nga fa ak yeneen équipe yi muy Daouda Ndiaye di fa liggéey bu rafet lool African